ginnaaw suñu jógee foofu xam ngeen fan yi ñu génn am na ay ONG ak ay association yoo xamante ni dañoo jógoon ci élection municipale yi politiser benn affaire boo xamante ni moo jëm ci wàllu borom ñaari tour muy bor góor jigéen ginnaaw loolu jógoon nañu teg ci table assemblée nationale benn loi pour ñu criminaliser lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu góor jigéen muy homosexualité loo xamante ni Sénégal daf ko pénaliser depuis atum 1960 lépp loo xamante ni jëm na ci acte contre nature muy góor ak góor jigéen ak jigéen ñu koy wane publiquement wala ñu koy def wala yoon teg gis ko dañ leen di teg daan loolu loo xamante ni pénaliser nañ ko depuis 1960 mais bi élection yi jotee dafa am ay ONG yoo xamante ni dañoo jógoon taxaw carrément teg ko ci taabalu assemblée nationale ñu ne pour ñu criminaliser ko criminaliser nag du doon dara mooy pénaliser ngeen ko mais dama bëgg su dee da ngeen doon daan ku def acte contre nature juróomi at ngeen def ko fukki at wala fukki at ak juróom maanaam ngeen def ko comme ku rey nit ginnaaw loolu bu mu ñëwee assemblée nationale ñu déclaré woon ko irrecevabilité donc ginnaaw loolu association yooyu di sàmm jikko ay nitu dëgg ak ONG yu mel ni Jamra nekkoon di ci polémiquer ba président de la république dalal imam yi foofu ca palais de la république xamal na leen ko coow lii ngeen di coow amul njëriñ wala su dee dafa am loo xamante ni dafa làqu seen ginnaaw ndaxte assemblée nationale bii député yi fa nekk ndaxte député askan bi yëpp ñoom ñoo fa nekk parti politique boo xalaat mi ngi ci biir donc ñooñu dañu am légitimité boo xamante ni ay nit ñoo leen fal dénk leen seen kàddu tey nag yéen ay association ngeen yoo xamante ni da ngeen di mbubboo diine alors que ay politiciens déguisé ngeen ginnaaw loolu nag gis nañu ay hommes politiques yu bëri yoo xamante ni ku ci mel ni leaderu Pastef dafa nekk ci ginnaaw sàmm jikko yi ndaxte souvent ci seen ay réunion ak ay manifestation gis nañ leen fi te tey gis nañu ñoom lu ñuy xeex noonu ñoom ONG yooyu am na ci ñoo xamante ni ñuy dooleel góor jigéen ñoo leen doon financé muy Oxfam donc ñoom ñoo gën a yey ci ñu xeex leen que ñi ne dañu bëgg a criminaliser lu jëm ci wàllu homosexualité muy góor jigéen ginnaaw loolu bu mu amee nag bañ ko déclaré irrecevabilité président de la république def déclaration imam yi dégg loolu ñi xam ne ni que loolu jeex na mais tey dañu jàpp ni que dafa mel ni association yooyu xam nañu loolu ñuy wax illaa yow mi diine du mës a am Sénégal mais ñi koy dooleel dañ leen fay pour ñoom ñu taxaw carrément chaque jour di naan nañu def lii de ce fait que moowu góor jigéen ñu koy dégg ci Sénégal chaque jour ba nga xamante ni xale yu ndaw yu inconscient yi suñ koy dégg sax dañ koy jéem a test di ko essayer ndaxte su ngeen gisee depuis boobu ba léegi ñoom ñooy promouvoir affaire góor jigéen ndaxte ñoom ñooy xëy suba ba ngoon nekk di wax ci affaire góor jigéen loo xamante ni baaxul yàlla nangu ko yenente nangu ko Jésus Christ nangu ko catholique yi nanguwuñu ko jullit yi nanguwuñu ko donc je crois que jarul yàq temps su amee nag ñu koy def xëy na dañuy làqatu mais képp koo xamante ni yaa ngi koy def publiquement ñu gis la yoon dalay teg loxo je crois que loolu Mame Matar Gueye war na ci am firnde ndaxte ginnaaw benn kaf boo xamante ni ñaari fecckatu Wally Seck yi ñi ngi ko doon def muy Amady Badiane ak Ahmed Thiou ci benn fecc rek ñu taxawte joxante benn bisu kii di Mame Matar Gueye dafa constitué wu partie civile porté leen plainte bañ leen porté plainte yoon da leen teg daan ñu tëj leen ci kaso bi donc kooku xam na ni que lii muy xeex nii wala di ko wax c'est déjà pénalisé donc lan moo lalu ci ginnaaw ONG yooyu pour ñu taxaw bëgg a jaxase askan bi ak pouvoir bi loolu kese moo tax mais su ngeen seetloo ba ci biir ONG yooyu di dooleel góor jigéen ñooy yëkkati ay koppar di ko jox ONG yooyu ñu ne léegi xam ngeen Sénégal kenn mënu fi def yëfu góor jigéen mais yéen da ngeen di taxaw mel ni da ngeen di xeex góor jigéen mais chaque fois ci plateau télévision yi da leen utiliser turu homosexualité da leen trouver affaire LGBT yi de ce fait que sénégalais yi gën a xam lan mooy tur boobu ndaxte newoon naa leen fi ci benn émission ñun judd nañu ba am fanweeri at ci Sénégal mosuñu xam lan mooy drapeau LGBT yi ñi ngi ko xam ci ko bu Mame Matar Gueye commencé yëkkati di ko wax te alors que Sénégal lañ juddoo fii la ñu màggee donc ñoom si seen bopp ñoo nekk di ko promouvoir ginnaaw loolu nag ñoom sàmm jikko yi def nañu benn rassemblement bu fort foofu ca place de l'Obélisque ñu ne dañuy dajalewaat pour xeex loolu ginnaaw bi ñu jógee ci loolu kii di Sidi Gassama moom it am na ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko jàppul dara que ñi association yi di naan dañuy xeex affaire góor jigéen benn genre instrument la boo xamante ni dañ ko yor uniquement pour politiser pour affaiblir le pouvoir muy loo xamante ni man waxuma ko mais Seydi Gassama moom moo ko wax nee na mobilisation contre l'homosexualité une instrumentalisation politique pour affaiblir le pouvoir selon Seydi Gassama donc jàpp na association yi ay sàmm jikko nangam sangam c'est des politiciens déguisés yoo xamante ni dañoo làqatu uniquement pour affaiblir le pouvoir kan moo nekk seen ginnaaw nag ñëpp joxoon nañu baaraamu tuuma kii di Ousmane Sonko ndaxte chaque jour mi ngi nekk ak ñoom donc su dee diine rek leen ñor am na yu bëre yoo xamante ni war nañ ko mën a jàngal nit ñi gën ci bàyyi xel que di topp ci benn mot boo xamante ni daganul suñu borom bugg ko kenn bugg ko ilaa yow mi diine du am Sénégal
Sénégal ñu ciy wax kon nañ dem xooli Sidi Gassama lan la wax Sidi Gassama nag bu leen fàtte mooy directeur Amnesty International du Sénégal ne voit rien d'autre que des manœuvres politiques avec certains mouvements et associations qui ruent sur les brancards en prônant la criminalisation de l'homosexualité nee na daal du dara lu dul ay association yoo xamante ni dañuy manœuvrer certains mouvements pour ruer ay brancards di prôner ñoom dañuy xeex lu jëm ci wàllu criminaliser lépp lu jëm ci wàllu homosexualité pour Seydi Gassama directeur d'Amnesty International au Sénégal les actes contre nature sont déjà très sévèrement pénalisés par un article de loi critiqué d'ailleurs par les défenseurs des droits de l'homme Sidi Gassama xamal na ni ko ñoom lii ñuy xeex ni lépp lu jëm ci acte contre nature dañ ko pénaliser bu mu sévère ba nga xamante ni droit de l'homme yi sax dañuy bañ loolu donc dañuy jàpp ni que lépp lu jëm ci wàllu borom ñaari tur muy acte contre nature pénaliser nañ ko yàgg na kon toog ci mbedd yi di ko wax wala di kërti nañ ko criminaliser coow la boo xamante ni politique moo làqu ci ginnaaw bépp association bu bokk ci biir yaa xam sàmm jikko yi yaa xam nitu dëgg yéen ñëpp ay politiciens déguisés ngeen da ngeen nekk ci biir ñu fay leen xaalis pour ngeen promouvoir lu jëm ci wàllu homosexualité ngeen koy wax ci plateau yi di ko wax ci médias yi di ko wax ci mbedd yi pour que xale yi mën ko gis la cause en est que bërki démbu Géejawaay fekk nañ fa ñaari xale yu ndaw di def affaire góor jigéen keroog ci cimetière Sumba Jim fekk nañ fa ñaari xale yu ndaw di def affaire góor jigéen xam nga ñooñu xaalis yóbbuwu leen si lobby yóbbuwu leen si tey ci mbaaw jàppaar nañ fa ñaari taalibe def affaire góor jigéen ndaxte wax bi ngeen koy wax ñoom it bëgg nañu xam lan moo nekk ci biir du samay kàddu nag kàddu kii di Sidi Gassama la nee na selon lui cette mobilisation est une instrumentalisation politique pour affaiblir le pouvoir et pour s'attaquer aux fondements laïques du pays à quelques mois des élections législatives qui doivent se tenir le 31 juillet prochain donc jàppale ni ko comme réussir loolu nañu coup bi ci élection municipale yi gëmloo nit ñi dem si kilifa diine yi xam leen ni que affaire góor jigéen dañ ko fi bëgg a daganal te ñoom ci seen bopp xam nañu loolu du dëgg yanuwul maanaa ci ay kàcc ay fen kese lañ ko teg ay magum jëmm ay kilifa yoo xamante ni dañu yor seen njaboot dem mbubboo loolu état bi tamit noppi tontu ci ba loolu dugg ci xelu nit ñi ba ñuy sanctionné leen comme ñi ngi jëm ci ay élection législative le 31 juillet incha allah léegi ñoom bëgg nañu continuer waat combat bi comme gagné woon nañ ko nee nañ une équipe qui gagne on ne le sent jamais mais nañu jàpp ni que lépp am na politiciens yoo xamante ni ñoo nekk seen ginnaaw mais askan bi yeewu leen association yi taxaw di wax ak yéen sàmm jikko yi nitu dëgg ay ONG Jamra nañu criminaliser homosexuel ñoom si seen bopp xam nañu ko homosexuel dañ ko pénaliser kenn dagaluñu ko képp ku ñu fekk yaa ngi koy def yoon dalay teg loxo ñoom nag ñoo bëgg a mbubboo tur boobu ndaxte ña nekk ci ginnaaw di dooleel góor jigéen yi ñooy yëkkati xaalis di leen financer di financer seen ay réunion di financer seen ay séminaire ñu ne donte xam nañu Sénégal kenn du ko fa daganal mais yéen su ngeen nekkee di ko contre dafay mel ni que tey yéen a ñuy dimbale parce que kàddu boobu ñu ngi koy dégg toujours ci réew mi muy loo xamante ni toujours Sidi Gassama mi ngi ñu koy rappeler. Pour rappel, le mouvement And Samm Jikko Yi a fait une mobilisation dimanche dernier pour exiger à l'État encore une fois de criminaliser l'homosexuel en faisant son cheval de bataille loolu la xam nee na cheval de bataille am daal mooy nañu criminaliser homosexuel yéen li nga xamante ni pénaliser nañ ko ba noppi lan ngeen bëggaatee encore ngeen wax ci leneen tey viol criminaliser nañ ko. Est-ce que tax na viol jeex ci Sénégal vol de bétail criminalisé nañ ko est-ce que tax na vol de bétail jeex ci dëkk bi et pourtant li ngeen di wax ci homosexuel yàlla li mu ci wax yàlla loolu la wax ci adultère maanaam tey nga am jëkkër ba noppi di am far wala nga am jabar ba pare di tëddee jabaru jaamul te tey ñaata doomu aadama ñoo nekk ci Sénégal ay kilifa ñenn ñi di woote seen bopp ay sëriñ ñi ngi tëddee ay jabaru jaamul mu leer na leen que kii jabaru jaamur la ñi koy tëddee ñoo xamante ni ay kilifa diine la ñu ñaata nit ñoo xamante ni seen jëkkër génn na àdduna matogul ñetti weer sax ñu ñëw di labat seen jabar di naan teg naa sama maraakis ak wékk naa sama kaalak wékk naa sama mbubb et pourtant yéen a ngi koy dox te pourtant mën ngeen xeex loolu su dee sàmm jikko yi ndax yaakaar naa ni defar jikko ci loolu la gën a rafetee nañu jàpp ni que daal lépp lu jëm ci criminaliser homosexuel dañ ko pénaliser Sénégal depuis 1960 donc loi moo ko pénaliser ba droit de l'homme yi sax di ci xeex c'est sévèrement contré donc tey ONG yiy jóg taxaw di naan dañuy def marche ñan ñoo leen jox xaalis nañ leen expliquer ñan ñoo leen di financer ñan ñoo nekk seen ginnaaw ndaxte tey su ñuy wax légitimité assemblée nationale moo ëpp légitimité que association yooyu nga xamante ni ay nit yoo xamante ni xamuñu fu ñu jógee xamuñu ku leen fal xamuñu seen jikko su dee diine moo leen tax a jóg yàlla moo leen tax a jóg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen tax a jóg defar jikko yi moo leen tax a jóg du ñu làqatu ci ginnaaw benn politicien te tey Sénégal ku fi wax dëgg xam ngeen ni que sàmm jikko yi
Pastef moo nekk ci seen ginnaaw muy seen ay réunion seen ay conférence loolu yëpp moo nekk seen ginnaaw di leen dicté def leen ni def leen ni tey su dee criminaliser ngeen bëgg loi bi ba mu ñëwee assemblée nationale ñu ne ko irrecevabilité tey Ousmane Sonko boobu nekk seen ginnaaw est-ce que signé na loi bi moom si ñëw ko kon donc jàppale ni ko loolu yëpp ay naxaate la bañ ci jógee nañu déglu vidéo bii ñu xool tey yan confusion moo ci am ak yan comparaison. moo fi kenn wax nag ay erreur de communication la nan leen jàngat vidéo bi rek te ñun ñëpp ay sénégalais lañ xam naa ni jàpp naa ni fii ci panel bi kenn d'accordul ci affaire góor jigéen ñun ñëpp dañ koy xeex góor jigéen Sénégal moom ñëpp muy Macky Sall ak képp ku nekk yeewoo Sénégal rek yaa ngi xeex góor jigéen d'accord ci góor jigéen ok mais léegi dama bëgg ngeen wax ma xeex góor jigéen lu ci wut dañoo bëgg nga dugg ci liste bi ku fi fal ñoo la falu ku fi folleeku ñoo la fal mais ñoom kay nañu dëggal seen bopp rek dugg ci langue politique mais loolu mooy dëgg c'est-à-dire man sama allahu bii bi wa man yura illahu bii moo war a jeex Sénégal oustaz Aliou Sall ak ñi mu àndal ñoom ñëpp ay naafeq lañ barke alquranu karim waxaluñu yàlla waxaluñu yonent bi seen bopp la ñuy waxal ambition politique la ñu am oustaz Aliou Sall mii dama koo xam bu baax a baax bokk na ci ma jëkk a jàngal école arabe barke alquranu karim te bu weddee li ma ko wax yóbbu leen ko sama audio mu wax ma wax ko fal la ñoom ñëpp ñoo yam ñu ci bëri ñoom imam yi ñu ci bëri ci ñoom tey jii yoratuñu passeport diplomatique yi ñu doon demee Irak ak Iran ak Arabie Saoudite ak Koweït di dóor naar yi di lekk seen xaalis yoratuñu passeport diplomatique yooyu moo tax ñuy xeex il faut jeunesse bi xam loolu Sénégal nag ca Macky Sall laay commencé ak képp ku yeewoo Sénégal kenn d'accordul góor jigéen am ci réew mi te góor jigéen du fi am mais naafeq yi tamit bu ñu yenu xeex bi jël ko pour def ko seen ambition politique pour politique ko pour tas réew mi loolu dong la ci jublu. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi dégg ngeen kàddu yooyu ñii ñëpp taxaw di naan dañuy xeex nangam sangam dañu amoon ay privilèges ginnaaw bi Macky Sall ñëwee nangu seen ay passeport diplomatique ndaxte passeport diplomatique yooyu la ñu yoroon di yaataa yumbe ci àdduna bi partout dem ay Arabie Saoudite dem ay Europe di yalwaan nal Sénégal di naan dañuy tabax ay daara dañuy tabax ay nangam sangam suñ leen joxee xaalis bi ñu ñëw tabax ci seen ay kër takk ci seen ay jeeg ba noppi toog xëy na nag loolu lañ leen xañ muy passeport diplomatique yi moo tax ñu jóg di ko xeexee mais askan bi taxu leen jóg yéen a déggandoo vidéo boobu. ba tey dañuy seetaaniwaat beneen vidéo bi nga xamante ni Baye Niass def na ko yëkkati na kàddu teg ko nañu déglu vidéo Baye Niass bi dellu si waat. Ousmane Sonko tabbu nañ ko Ziguinchor mu nekk fi mu ne nii moom mooy mairie Ziguinchor waaye dañoo déglu ci biir discours am mu wax ne mu ngi tàllal ñëpp loxo nee na mu ngi tàllal président Macky Sall loxo pour mu liggéey ak moom parce que su liggéeyut ak moom du mën a liggéey. non ñun mënuñoo dégg wax jooju Ousmane Sonko déedéet non ñun loolu mënuñu koo dégg non ñun mënuñoo dégg loolu xam nga sénégalais yi dama bëgg ñu yeewu gis nga riirandoor ak coow lu bari soo ci falee nit ëllëg da ngay toogaat di ko réccu man bëgg bàyyi li ma la wax du dañ coow ak manipulation fen ak sos soo ci falee ab nit ëllëg da nga toog di réccu loolu man maa ko wax waaw yow da ngaa taxaw di wër yow Ousmane Sonko na mën nga yaa fi gën a aay yaa fi gën a xam yow luñ la mënti jox mën nga koo doxal yaa ko wax mais Ousmane Sonko jox nañ la mairie Ziguinchor bul tàllal loxo Macky Sall tàllalal sa bopp loxo comme mën nga dama ci waxtaan ak sama benn xarit mu ne ma Ousmane Sonko de fan lay jëlee ay bailleurs de fonds pour dem uti lum liggéey parce que dafa xalaat ne passeport am mu ngi justice ma ne ko ku sa passeport nekk justice da xam naa ne munoo dem fenn bay uti ay partenaires yoo xam ne da nga mën a liggéey sa dëkk fan la jëm Gambie munu fa dem Ousmane Sonko mënta dëgg tànkam Gambie munu faa dem passeport am nekku fi ñu ngi ko justice mu ngi ko téye parce que dafa am ak yoon problème moog yoon dañoo am problème dafa war a leeral boppam ci kanam justice kon Ousmane Sonko gars yi partagé leen mu yaatu Ousmane Sonko da ngay tàllal loxo kan Macky Sall pour ngeen liggéey non loolu sañoo ko de non loolu moom sañoo ko leen da xamal naa la ko moom sa téeméer yeeg sa ñaar fukk yooyu ak sa dërëm yooyu nga doon laaj booy man daal li ma lay conseil mooy nga continuer ko waaw continuer loolu nga xool ndax loolu mën na tabax ab dëkk sa téeméer yooyu bul Macky Sall ku bëgg Sénégal la nag ku gëm Sénégal la mooy président Macky Sall waaye Macky Sall man bëgg baay bañkat maa ngi lay ñaan Ousmane Sonko bu ko sax déglu
yow loo war a def Casamance def ko fa mais Ousmane Sonko lim loon fen na ko assumé na dëggal boppam parce que tamit xam nga lan moo tax may wax loolu parce que ñoom dañoo bëgg a ut lay dañoo bëgg a ut ab lay ne suñ dawalee 1 an 2 ans nit ñi gis na liggéeyuñ dañoo bëgg a jël lay sukkandiku ne état moo leen koñe moo tax liggéeyuñ foofu lañ bëgg a dëgg seen tànk yéen a wax ne mën ngeen yéen a wax ne xam ngeen yéen a wax ne yéen a fi mën bu leen am benn lay boo xam ne da ngeen koy def seen diggante ak état yéen mën ngeen yéen a gën a mën Macky xamul dara nilaar la Macky amul dara gëmloo ngeen ko Sénégal bañ gëm ko yéen a xam yéen a mën kon suñ leen joxee maire yi fexe leen ngeen liggéey maire yi fexe ngeen liggéey dëkk yi comme yéen a mën bu leen indi benn lay naan état ñu koñee gis nga soo waxee bañ fal la da ngaa war a tëj sa gémmiñ na nga liggéey waratoo ci toppaat di wax gis nga yéen sénégalais su ngeen nelawee bañ toppaat leen gis dégg naa Dame Mbodj ci télé bi mu ngi génn di wax Dame Mbodj nee na état daf leen yi koñee dugg na fii génn ñu ngi commencé di yëkkati wax jooju di ko bëgg a dugal ci bopp nit ñi état koñewul leen gis nga Macky Sall su ngeen xoolee ni mu liggéeyee Sénégal ngeen xam ne Macky Sall nekkul nit kuy koñe nit ku bëgg a liggéey Sénégal Macky Sall du koñe kenn su loon koñe ay nit am na dëkk yoo xam ne amu fa woon mairie sax demal dëkk yooyu nga xool tey dañ koo defar ba mun a cocc du koñe kenn yéen fexe leen rek li ngeen wax askan wi ngeen jëfee ko Ahmed Aïdara dégg naa ko mu ngi jéggalu Aline Sall kaddu yu mu laan jël di ko teg ci kaw Aline Sall moom Ahmed Aïdara dégg nga yéen ñëpp déglu daan ngeen déglu kaddu yu Ahmed Aïdara daan jël di ko teg ci kaw Aline Sall yan kaddu la yaa sàcc suñu pétrole suul gaal du ko teree feeñ lu nekk yekk na ko Ahmed Aïdara parce que daloon manipuler nit ñi daloon nax nit ñi mais xam na ne moom Ahmed Aïdara li muy wax Aline Sall dëgg amu ci da lépp ay féexlu la moom Ahmed Aïdara moo mënoon tey moo dem ba jël mairie Guédiawaye taxaw ci kanam Aline Sall di ko jéggalu Aline Sall di ko xamal na ko. kon ginnaaw bi ñu seetaanee vidéo boobu nga xamante ni kii di Baye Niass bi jiite mouvement Sénégal suñu réew kenn du ko taal fii kenn du fi yëkkati fitna yéen a dégg commentaire yooyu mu def man nag du ma ci commenté ba tey li may wax rek muy sàmm jikko yi li ñuy yëkkati mais jàppale ni que sénégalais yi yeewu nañu comprendre nañu seen jeu donc c'est peine perdue. lépp lu jëm ci wàllu homosexualité muy góor jigéen ça a été pénalisé depuis 1960 képp ku ko def ci Sénégal ñu teg ci bët wala yoon teg la loxo dinañ la teg ay sanctions yu sévères ça a été toujours comme ça nañu déglu ji yeneen sénégalais lambda yoo xamante ni lan la ñu wax ci bi waa sàmm jikko. Sénégal moo neex ku la gën a ñaaw jikko moo lay wax day sàmm jikko ki gën a xamadi ci Sénégal ci ñuy wax ci réseaux sociaux yi mu ngi nii. bi ñu woowee Sonko ñun ñëpp a wàcc ànd ak moom bi ñu woowee Barthélémy Dias ñun ñëpp a wàcc ànd ak moom woo nañ Imam Ndao ñun ñëpp dañ wàcc ànd ak moom te kii nag moo gën Sonko moo gën Barthélémy Dias. xoolal ñàkk xam-xam gu ngande gi ak xamadi gu ëpp bi tey mën naa défendre Sonko ak Barthélémy Dias yow Imam Ndao nan la gënee Sonko ak Barthélémy Dias expliqué ma ko ci lan. ndax day jàngale alxuraan day jàngale. xoolal ma ko dof yi kon day jàngal alxuraan rek moo gën ko bu jàngal alxuraan yaa ñàkk xam-xam nit ki li muy gënee moromam buy sangu du ko simmi yonent bi suñu borom bi mu koy tagg sallallahu alayhi wa sallam waxu ko yaa dàq jàng alxuraan waxu ko yaa xam-xam wa innaka la ko wax xulluqin aziim yow sa jikko yi ñoo rafet bala ngaa sàmm jikko wala nga laa wax dangay woote ci ay sàmm jikko defaral sa bos ba pare xool ko ni muy xoolee kii. mooy non à l'homosexualité. moom boobu mooy sax moo ngi ci ligne am ba léegi ndax technique bu mu commencé di communication ba léegi moo ngi koy continuer dëgg la geste bi nirul lu rafet waaye yéen ñëpp moo leen daax communiquer moom 10 000 problème moo leen ëpp xam-xam fuuf du juum du def ay ngandi faute yi ngeen di def chaque jour ngeen wax fi ay tuuxi dono yoo xam te ne nit ci l'islam dañ ko ci war a tër rende ngeen taxaw di wax waxu l'islam xamoo leen ci dara. yéen dinaa leen accuser de complice yéen ay propagande góor jigéen ci biir dëkk bi yéen waaw ndax fu ñu waree wax leneen rek yéen a ngi taxaw fii non à l'homosexualité yokku ko ba ñëpp xam ne loolu am na fi te li ci garaaw mooy
mënoo leen muusa ko mucc ko waane ni bëre di desee fii football di fi des musique di fi des noonu la góor jigéen di des àdduna te kenn du ci mun dara léegi nag boo xamee loolu doo jéem a dox ci loo xamante ne wala wax loo xam ne moo amal njëriñ waa réew mi te dox te fii dafa bëri naa fekk sax waaye Sénégal loi bi fi nekk dafa daan góor jigéen mais li ngeen bëgg sax yàlla sunu borom subhaanahu wa taala sax def ko waaw yonent bi defu ko ñun ku ñu yaakaar tey ëllëg di Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ñëw na fi ba dem nit mosul gis fu mu waxee waxu góor jigéen wala bind waxu góor jigéen mais yéen tamit dimbali leen ñu ngir yàlla kañ ngeen juddu ak yéenay ñan ak lan ngeen fi def ak ban diine ngeen xeexal ban diine damay daanalee nag ak lu garaaw lu jar a bàyyi xel man gisuma benn kilifa diine la nit di dem yóbbu fa ab association ne ko lii association bi ànd sàmm jikko yi la tudd te du ci ànd kilifa goo dem mu ànd ci ndax loolu mooy doomu aadama ñoom loolu moo leen fi indi jikko yu rafet ndax loolu la ñu teggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye léegi problème bi du maanaam dooleel bi la kilifa diine di dooleel de mooy yow mi ko woote yaay kan ba pare foofu la lijjant bi nekk te kii nan nga mel sa néeg nan nga mel sa kër nan nga mel sa gox nan nga mel sa ci réew mi ba pare c'est très important waaw te dafa bëri ñoo xamante ne nag foofu la affaire bi ne foofu la piège bi ne dañuy wër di wax naan nangam Serigne Mountakha wala Serigne Maay wala nangam jox nañu kàddu jox nañu nangam mais santu leen façon bii ngeen koy defee ndax ñoom li ngeen di xeex ñoom ñoo leen gën a xam fuuf te mosoo leen dégg ñoom ñu woo kenn ne leen jug leen dem wax si dara bàyyi xel. damay tëjee nag di ñaan suñu magum taalibe boobu di Ababacar Mbow ndax xoolewuñ ko lenn lu dul jëmmee ku tedd gi waaw ndax ñoom seen mouvement yi yàgg na ci réew mi te mosul yëngu il a fallu ñu am benn tête murit boo xam te ne day bokk ci affaire bi pour influencer le monde murit waaw ab murit dafay saadix ci lu mu nekk waaye dafa war a nabil waaw ndax ku tëdd ki ñu àndal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tubaab yi ànd nañoo ak ñoom dafa cohabité ak ñoom daanañ tux di ko xër di naan sàngara di ko buus lu ne teg nañ ko waaye teewul dafa am na lu façonné ak ñoom nekk na fi njaarim ba jóge fii kenn mësul dégg mu daggalu loxo wala mu dóor lu téeméeri yar wala mu rendilu te sharia ak aqiqa da koo téye ci loxo moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tey dégg naa ci kilifa mu ne kenn mësul gis moom mësul gis fu ku tëdd ki bindee ci xasida yi ku bind ay toni bind ci xasida yi mbirum borom ñaari tur yooyu mu nekk nag lu jar a bàyyi xel ndax li ngay wax mu mën a dañ ak li ngay ñaxtu mu mën a dañ da nga ko war a ràññee li ngay wax te du dañ ak li ngay ñaxtu te du dañ te nag Sénégal am na lu ñu war a wax billaahi am na lu ñu war a wax lu ñu amal njëriñ lu bëri loo xamante ne bu fi feesee rek yooyu du sax jege waaw te fii àdduna lu neex ba ñoom ñu fiy daagu nu la neexee loolu du mës a nekk ci Sénégal kon nañu wax leneen lu ñuy jëriñ te wàññi yee fitna gi. tey yaakaar naa ni ñoo déggaloo vidéo boobu waa ji commenté kooku taxaw na ne bi ñu woowee Sonko ñun ñëpp a ànd dem ak moom ba ñu woowee Barthélémy Dias ñun ñëpp a ànd dem ak moom kon suñu woowee Imam Ndao ñun ñëpp nañu wàcc dem ak moom sénégalais yi laay posé question on est dans quel Sénégal ak ban mentalité ak ban xel lañu yor tey Ousmane Sonko mooy kan ci Sénégal ba suñ ko woowee koo xamante ni yoonam nekku ci fekkeewul yëgul tinul ba lu muy def bi lu tax ñu woo ko ñu wàcc di ànd ak moom Barthélémy Dias ba muy def mu def ñu war a wàcc ànd ak moom Imam Ndao ba muy def ñaata yoon lañ ko tëj ci kaso bi ba génnee ko wàccu leen tey ngeen bëgg a génnee ay innocents à quoi ça leur concerne est-ce que Sénégal am nañu esprit de développement est-ce que yenn nit ñi ñi ngi xalaat ni que pays nii lay avancer saa yu ngeen xëyee wër leen commissariat police u 14 départements du 14 régions du Sénégal chaque jour commissaire police convoqué nit chaque jour tribunal convoqué nit ay sénégalais lu tax wàccu leen ànd ak ñoom est-ce que suñu convoqué nit fameem yaayam papam ak doomam yëpp dañuy ànd ak moom je crois que yeewu leen nit ki su defee dara suñ ko woowee bàyyi leen ko mu dem déglu ji yii nag je crois que ay affaire inconscient la ak affaire terrorisme loo xamante ni dafa xewi depuis ajak-jak kon yaakaar naa ni na sénégalais yeewu on est sur la bonne voie de développement yéen a ngi ciy teg seen bët yéen a ngi koy gis bañ a déglu ñii nga xamante ni dañuy instrumentaliser uniquement pour affaiblir le pouvoir ak seen ay mouvement yoo xamante ni kenn xamul fan lañ ko sosoo kenn xamul ñan ñoo leen tabb kenn xamul kan mooy secrétaire général kenn xamul kan mooy trésorier kenn xamul naka la ñu former seen association kenn xamul luy règlement intérieur bi kenn xamul lan moo ci tegu amul kenn ci ñoom ku mës a taxaw ci télévision wala def point de presse mais association bii kat charte yi lii la règlement intérieur bi lii la
ñii ñoo leen tabb ñii sénégalais yi ñoo leen tabb te suñu jógee ci turu Sénégal la ñuy wax Sénégal di presque plus de 16 millions d'habitants yëguñu tinuñu ay nit dajaloo seen biir saal am seen benn combat personnel boo xamante ne ñu ngi koy xeex suñu génnee ci biti bëgg a utiliser les Sénégalais s'il vous plaît arrêtez d'utiliser les Sénégalais faites votre combat à vous seul Sénégalais yi ku ci nekk am na lu ko doy je crois que ci jamono jooju lañ toll ba tey ba ñu jógee foofu kii di Abdou Khafor Touré moom it ba mu ñëwee Leral TV am na ay kàddu yu mu yëkkati nañu déglu ci Abdou Khafor Touré. ay mouvement yi demee ni ko ànd sàmm jikko yi ñu ngi def ay marche ay manifestation est-ce que loolu tamit nekkul benn mbir mi nga xamante ni. ma wax la ay tappalekat lañ. moom ànd sa mouvement ànd sàmm jikko yi. tappalekat ci seen manifestation bi ñu defoon keroog ngir xeex wàllu góor jigéen. tappalekat njublang à la limite ñoom seen bopp ñoo nekk di def promotion agenda LGBT. ñoom ànd sàmm jikko yi. ay politiciens lañ ma ni mais ñoom kese nga fi dégg ñuy waxi góor jigéen. donc ñoom ñoo nekk di def promotion c'est eux mouvement ànd sàmm jikko depuis 3 mois c'est eux qui font la promotion de l'agenda LGBT ay tappalekat lañ ay truands lañ ay politiciens lañ. mais di nga wax ni doy na waar ay tappalekat lañ ay truands xam nga man du may waxee nii mais je le dis ay tappalekat lañ ay truands lañ ay politiciens lañ. et loolu dafa baaxul c'est des gens de mauvaise foi et malhonnêtes parce que c'est un agenda politique sàmm jikko taxu leen jóg parce que ni ñu koy defee sax dafa rafetul dégg nga ña fa nekk discours yi njël ñooñu ay jikko yu rafet lañ yor bay sàmmi jikko ñooñu dañ mais gis nga nit ñuy saaga ñu ne ay kilifa lañ ay religieux lañ di saaga di xaste di tudd wax yoo xam ne man du ma ko répéter loolu jikko yu rafet la sàmmuñu benn jikko. kon yaakaar naa ni yéen a seetaandoo kàddu yooyu nga xamante ni kii di Abdou Khafor Touré yëkkati na ko tàkkale na sévèrement mouvement bii nga xamante ni mooy ànd sàmm jikko yi et taxé na membre yooyu ay politiciens déguisés ba tey suñu sukkandikoo ci Abdou Khafor Touré reste convaincu que le mouvement ànd sàmm jikko yi est composé de truands, des gens de mauvaise foi et des personnes malhonnêtes. Il pense que ce sont des membres du mouvement qui sont en train de faire la promotion de l'agenda LGBTI. Le premier adjoint au maire de la commune de Wakhinane Nimzatt ne sent pas limité. Ce sont des politiciens. C'est le mouvement And Samm Jikko Yi qui fait la promotion de l'agenda des LGBTI et c'est depuis 3 mois koñtil muy ay kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko te suñu sukkandikoo ci ay kàddu yu mu wax xel mën na ko nangu ndaxte ëpp na 2 weer mouvement bii di And Samm Jikko Yi ay politiciens déguisés lañu ba noppi di woote ni que ay imam lañu wala ay sëriñ ëpp na 2 weer amuñu lu fenn fu ñu focaliser wu lu dul criminaliser homosexualité alors que am na lu gënoon ñor sénégalais yi courant bu cher bi ndox buy coupé bi diwlin bu cher bi ceeb bu cher bi suukar bu cher bi moo gënoon préoccupé nit ñi ni jikko yi yàqoo tey xawente sutura bi tey nu mu mel enregistré yi ñuy def tey ci audio yi di weer nit ñi moo ëppoon njëriñ que 3 mois ngeen sëgg ci benn affaire di tudd tur bi suba ak ngoon kon yéen ñooñu yéenay promouvoir li nga xamante ni moo jëm ci wàllu góor jigéen ndaxte amul benn membre gouvernement wala état wala koo xamante ni am na ci lu muy xëy ci lu muy dox am lu ko soxal mu xëy ci télé ak rajo yi nekk di wax LGBT homosexualité criminalisée kon nañu jàpp ni que ñoom ñooy def promotion bi donc ay sanctions su waree am ak ay daan ñoom la ñu war a sanctionner ñoom la ñu war a daan kenn nelawatul nag ñoom ñëpp fu seen ceeb tooyee ñu toog ne teg amatuñu ay passeport diplomatique amatuñu ay privilèges ñenn ñi bëgg nañ ñu nommer leen ay poste ñenn ñi bëgg nañ ñu nommer leen ay ministre conseiller chargé des religieux moo tax ñiy yuuxu nii pour que ci suuf suñu foogee ni ñi ngi amer de pouvoir bi ñu yónni ay nit woo leen loolu sénégalais yi dañ ci xam lépp donc seen politique boobu mënul jàll tey li ñu leen wax mooy leen na képp kuy sénégalais nga yeewoo Sénégal jàppal ni que lépp lu jëm ci loi bu jëm ci acte contre nature muy jëm ci wàllu borom ñaari tur muy góor ak góor di jigéen ak jigéen di jigéen buy am jëkkër di amaat di nekkaat ak jigéen loi daf ko criminaliser depuis 1960 képp ku ko def yoon dalay teg loxo donc problème boobu c'est un débat clos beneen association nag bu yëkkatee ko taxaw di ci wax jàppaleen ni que mi ngi dooleel ñooñu muy loo xamante ni indil loolu leen ko jëm ci wàllu ànd sàmm jikko yi ak loi boobu ñu teg pour criminaliser lépp lu jëm ci wàllu homosexualité.